salaamaaleykum man Modou Lo maa ngi jox ñëpp rendez-vous diggante Xoyantaan ak Baye Mandione ci Gambie ah. mu ne tël Gambie jàkkaarloog moom dina xam ne golo du kañe de. yow xamoon ne Ndione Simbu gaynde la dama lay laaj rek yow xamoon ne Ndione Simbu na ba léegi da koy def. ah déet xaw ma di jaar na ci di. man xamal ma ci intéressé na taxaw nekk doomu aadama rek en tant que loxo noo bëgën baal bët gémmi leneen li ci des ay détails rek intéressé wu ma. man xam nga lan laa xalaat ñu bëree ba pare mu ñëw faama. salaamaaleykum mbokk yi yéen ñi ñu suivre ci seen site internet luttetv.com ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar. Père maa ngi lay ziar. jërëjëf Lamine ginnaaw bu ma sant yàlla sunu borom julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam di sant sama ñaari waajur di ñaanal ajaratu Xadi Mbay yàlla na yàlla yokk ay leeram ca barsàqu Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul di ñaanal Alaaji Daam Sàmb yàlla sunu borom may ko fan wu gudd ànd ak wér. maa ngi sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul di sant Sénégal gépp góor ak jigéen mag ak ndaw ci diine ak aada di la nuyu yow di nuyu bépp téléspectateur buy seetaan Lutte TV di ñaan yàlla sunu borom émission bi ñuy def maak yow yàlla na nekk émission bu jariñ askan wi ci dara yonent bi alayhi salaatu wasalaam. am na solo Père bi ngeen waxtaan ak yow yàggul mais dañoo xëyaat tey gis ci journal bi ñu ne taxawal nga benn combat. diggante buur Sine bu Bawal ak Eumeu Sène Junior école de lutte Mor Fadam kon léegi Père promoteur la. waaw xam nga man bi ma doonee promoteur yàgg na waaye nag dañu nu yeew su matee ñibbi géej bi ci des mooy ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi mën naa wax ni duma promoteur waaye def naa ci làmb ren 40 ans ñeent fukki at laa ci def. yàlla baaxee ma dëkk bi ma juddoo soo juddoo ñett rek ngay man ci xeeti gi njàmbaar di feeñe mooy sàmm ak bëre ak daw ak yéeg ak rëbb looloo tax bi ma dikkee Ndakaaru ma opté seetaan làmb rek laa jël muy po mi nga xam ni moom laa bëgg di ko seetaan ba yàlla sunu borom dogal ma dem ba nekk ci tey ku ñu ràññee ci biir àddina bi ci ñaari barab muy Sud FM ak RTS loolu moo tax yàlla sunu borom dogal bu ma nee duma promoteur nit ñi duñ ma mën a gëm ndax 1992 bi Gaston ñëwee ci làmb par modestie sama mag la maa ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla waxuma ni man maa ko dugal ci làmb mais man ak rakkam bu ñuy wax Blanc Mbeng ak Pape Mayel Diop actuel directeur général ADES ñun ñoo créé Gaston production ak 92 ci kër Blanc Mbeng ci rue 7 angle 6. bi ñu créé Gaston production arbitre amul am na combat yu bari yu Gaston tëgg maa ko arbitré. danaa ci sippi benn combat mooy combat Birane Kumba ak ku ñuy wax Formane Gueye Gaston mi ngi ko tëggan tudde ko Abdourahmane Sow booba moo nekk ministre de l'intérieur booba Aminata Mbengue Ndiaye mi ngi nekk ministre de la femme kéramaa arbitré combat bi Louga. bi ci des mooy bi nga xamante ni promoteurs yi kenn xamul leen mbër yi judduwuñu wala seeni baay lañ fi bokk nekkal yàlla dogal man ak Mor Fadam bokk nañ ci ak Kamal Salamé ak Modou Pouy yàlla na yàlla yokk ay leeram ñun ñoo créé écurie Mermoz ñu continuer ci loolu. ma boole di sport ak sama liggéey di seetaan làmb premier drapeau chef de l'état bi ñu jëkk a def booba amateur nii mu xewee léegi xewutan boobu dañuy sélectionné préfet bi ci boppam ak gouverneur ñoom la ñu seet ñi dàq seetaan làmb ñu sélectionné kan moo gën a seetaan làmb ci Sénégal ñu tànn ma man maa décoré Alioune Diouf drapeau chef de l'état kere bi ñu ko koy jox ci stadium Iba Mar Diop booba ku ñuy wax góor gi Fall Adrien fi nekkoon ak sunu baay Aldemba ak baay Abdou Karim Dia ak Alaaji Mboor Ñing ak góor gi Moussa Ly keroog bi may dem di décorer ji Aline Diouf damaa àbb yére yi ma sol sama benn mag bu ñuy wax Ousseynou Diaw moo ma abal li ma sol parce que boobu aw ma yére wolof ma ànd ak Alioune Seck suma xarit ak Doudou Mbodj mi ngi Washington ak Samba Sall ñoom ñu def délégation jóge ri 19 ma dem décorer Aline Diouf drapeau boobu. loolu ci lañ continuer ba yàlla dogal à 88
Abdoulaye Diop Makhtar sama mag grand serigne de Dakar chef collectivité li bu nekk ministre sport sunu mag Papa Lo moo jëkk a jënd licence du lu bees CNC fi la fekk licence boobu boo jëndee licence fu la neex tëgg ci Sénégal doo fay droit d'organisation doo fay dara boobu jamono nag arbitre amul CNC ñëwagul man maa doon arbitré yàlla dogal ci la ñu doom ba bi ñuy dem deuxième drapeau chef de l'état bi CNC jëkk organisé Fatick lañ ko organisé booba ñaari reporter a nekk Sénégal Moustapha Ndiaye nekk RTS man ma nekk Sud FM beneen reporter amul ci àddina man maa reporté keroog ci Sud FM àdduna bépp dégg Sàllo daan na Yékini Tafa Ndiaye wane ko ci RTS ñu jóge ci nag continuer yàlla sunu borom dogal maak Mor Fadam sunu benn mag Alaaji Duut Jaw di ku bëgg làmb doon xaritu Mor di sama mag moo ñu lebal 500000 ñu tëgg Tyson ak Ngéy Loom mooy combat bi ñu jëkk a tëgg maak Mor Fadam. 500000 ngeen ko tëggee. matul 500000 parce que ñoom ñaar juróom fukki junni laa leen fay Tyson fanweeri junni laa ko fay Ngéy Loom 100000. Ngéy Loom moo jëkk a bëreeg Tyson arbitre soufflé topp digganteem ak mbër ci àddina mooy Ngéy Loom Tyson waran lu mu am war a Tyson waran na lu mu am jox ci Ngéy Loom maa ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam ndax bi mu dikkee ci làmb dafa casser rythme bi. mais 500000 per nan ngeen ci fay mbëri ndaw yi. mbëri ndaw yi combat 10000 francs mbër 10000 francs 7500 laa leen fay boobu juróomi combat am 500000 yi jeexul 500000 yi Ngéy Loom maa ngi ko jox 50000 avance jox Tyson 75000 francs avance xaalis 500000 yi jeexul bañ ca jógee. maag sama benn xarit ku ñuy wax Moussa Mbeng mu ngi États-Unis ñu tëgg tay Yékini ak kàddu gi maa ko tëgg fay Yékini 100000 fay kàddu gi 75000. ñaari mbër yi kenn ku ne maa jëkk a teg ci sa loxo avance Yékini ak Tyson ak Bombardier ak Gris Bordeaux premier grand combat am maa ko fay 800000 2000 yóbbu ko Dagana muy drapeau Omar Sarr boobu Omar Sarr mooy première nomination mu nekk ministre de la pêche ci jamono Ablaye Wade jaar naa foofu ci làmb continuer ba yàlla dogal ak 94 nag sama mag sama xarit Babacar Touré di ñëw fii di toog di seetaan bu ñëwee ànd ak gaa yi ñoom Babacar Touré ñoom Idrissa Seck ñoom Pierre Babacar Kama ñoom sama mag Jibril Ngom bu ñëwee fii nekkan siège social yu mbër yi ci dibiteeri bi fii ñu toog bi yàlla dogalee mu ubbi sud ak 93 mu ni ma daal danaa ubbi rajo yow laa bëgg a jël nga nekk animateur ma ne ko président man mënumaa nekk animateur mu ni ma yàlla waxut ak ku jàng borom xel la yàlla waxal te gis naa ne pronostic yi ngay def yëpp dafay arrivé loolu moo ma yóbbu sud ma nekk reporter mënatuma nekk nag promoteur Gaston ñëw ma accompagner ko man ak Pape Mayel Diop ak Balambé nga ñu accompagner ko ba mu yegg fi mu yegg ci làmb Serigne Modou Niang mi ngi wax naa dugaluma ko ci làmb mais maa ko combat bi mu jëkk a tëgg ci àddina dinaa la woon léegi yére bi ma sol keroog ak ki nga xam ni moonu may ñaari sabadoor ñu décoré ko combat bi sëñ Modou Niang jëkk a tëgg ci àddina Simel Fay la ak Pape Fay maa leen nommé fay Pape Fay 100000 fay Simel Fay 100000 keroog Fatou Mor Beldam Couture bokk ak yaayu sëñ Modou Niang ndeeg baay moom lañ tudde làmb ji ma dem ci Seynabou Thiam Nabou Couture sama jigéen tudde naa ko doom bu am 18 ans moo ñu may ñaari sabadoor ñu décoré Pape Faye ak Simel ñu door a sëgg bëre jaar naa foofu ci làmb li ci des nag yeneen xele yi ku mel ne Assane Ndiaye Saliou Seck bëgg jàmm moo ma booleeg moom kere bi nga xamante ni première signature contrat am ca kaw weññe lañ ko defee Rëbës mu luyee mu luyee base fay ci 4000 francs maa nekkoon microcentral ba làmb fii ci Sénégal bu fekkoon nit làmb dafay nit man baayam laay doon mbaa ma doon nijaayam lenge loolu nag moo tax xam gu ma ko xam ak bëggu ko bi ci des mooy may rendre hommage sama xarit maa nga numéro 2 supporté naa ko 25 ans ba mu bàyyi làmb daanañ dem ba daje ci sëriñ maa ngi moom mu am combat ma di ko wutal sëriñ mu wutu sëriñ du xam ni maa ngi ci sëriñ bi man du ma xam ni mi ngi sëriñ bi ñu fekkante fa ñu xëy mbëkkante ci sëriñ bi ma ñëw di ko doxal te xamul ni moom laay doxal loolu ñu ngi ko mujj a def ci suñu romance ak Fadam ngeer keroog joomaay rajo laa ko jëndal rajo buy jar 8000 francs
Diomaye Sarr joyin la dëkkoon saltige donc loolu ma jaar ci làmb léegi nekkatuma reporter man naa wax lu bari ku mel ni Yékini non seulement maa ko jëkk a tëgg mais dama ko accompagner moom mi ngi may dégg ñaabu seleng may dégg am na combat yu bari yoo xam ne Yékini bëre ko non seulement maa ko jëkk a tëgg mais bokk naa ci. ngemb da nga ko doon jàppale ci ngemb. non c'est-à-dire dama amoon technique maanaam dama am technique gu xool mbër mi man coach laa man manager laa maanaam damay xool mbër mi fi mu feebale ma ne ko mbër mi tànk bii lay teg bu yëkkat tànk bii lay teg loxo bii lay dóore su loxo bi jógee fii nga war a jaar pour jàpp ko soo ko jàppee nii ngay def. am na ay combat yoo xamante ne teg nga ko ci code mu réussir. mu ngi may dégg am na combat yoo xam ni yii mi ngi may dégg maay liqaam mu jiite timis wala mu liqaam ma jiite timis ñun ñett maa ngi ñaa xam na ko xam na juróomi combat yoo xam ni combat bu ci nekk bu làmb ji desee ñaari fan nooy julleendoo timis loolu aada la woon ci sunu diggante ma ak moom. waaw. combat mag Balla Gaye xanaa soutenir oo. non combat mag Balla Gaye xam nga bi ma nekkee nag rajo ak télé mënatuma mbër bi ma nekkee ci rajo bi ak télévision bi nag léegi amatuma mbër parce que ñi fi nekk ñëpp samay doom lañu ak samay jarbaat loolu moo tax yàlla dimbale ma nag bi ma demee ba bi may feete 18 ans de média mooy photo bii ngeen gis ci laa tëggee Ousmane Diop ak Saa Kajoor mu nekkan feet bu neex ma décoré woon ci sama xarit suma mag Jibril Ngom ndax Jibril Ngom bu ma nekkee tey ci membre yi moom groupe Sud Communication Jibril Ngom a tax ndax daf ma ne comme ay maamam nit lañ doon may sama maam ca Kajoor ak Bawol te maye nit xewi na mu ni ma damaa bëgg nga bokk groupe Sud bokk ci fukki nit ak juróom yi ko moom. keroog moom laa décoré foofu. Yaxya Diop Yékini mi nga wax sànq damay des ci moom yan qualité nga gis ci moom ci côté bëre ak ban moment wala ban combat la bëre ba nga nangul ko xam ne kii champion la war naa mën a téye làmb. keroog bi ko Salloo daanee Fatick kenn xamu ko laa ko ne yaa man ci làmb ji Salloo daan na la yaa ko man boo ñëwee Ndakaaru dégg daal yi barke Cheikh Ahmadou Bamba mi ngi may dégg man lu ma la wax du ma jël seede ku génne àddina damay jël seede gis nga bang bii nga toog fii su ma saa daan fi lay tekkee ngembam mi ngi may dégg moom ñaabu sel nañ ma weddi ma tegal leen ay preuve keroog bi ko Salloo daanee man bi muy bëreeg Salloo keroog moom laa faral drapeau chef de l'État parce que dama xam qualité yi mu am Yékini qualité yëpp ci làmbaam na ko man na riñaan man na nooju man na boot man na téq man na taf xanaa xamoo ni Yékini dana pàdd mais xamuñu ko ci moom parce que mësta àgg ci bëre mësta àgg ak moom ci sonn ba mu pàdd mooy mbër moo xam ni bëre combat bu mu am ci àddina Yékini musul tiit ci combat du combat bu mu daan du bu mu daanu. nga ne ko yaa mën ci làmb ji. keroog bi ko Salloo daanee keroog Amadou Kati Diop moo indi Salloo nga xam ne làmb ji ne la kanam gëm la yoon samedi la ko woon dimanche boobu Amadou Kati Diop mooy coach écurie Fass moo gemb Salloo indi ko Salloo daan Yékini jamono ndox ba mu gemb Yékini daan daan Fass ba Fass jeex. nga ne ko yaa mën ci làmb. keroog bi ko Salloo daanee dama xool li muy bëree bi ko Salloo daanee laa ko ni ñëwal Ndakaaru yaa man ci làmb ji moo tax bi mu ñëwee Ndakaaru ma bañ koo seetaan parce que Yékini moo tax presque ñu créé écurie Ndakaaru loolu taxan bi mu dikkee benn écurie mu nungul mu dugg ñu créé écurie Ndakaaru benn promoteur nungu koo tëgg ma ne dama koy tëgg parce que booba Pape Mayel mooy parrain Pape Mayel Diop bii bi ma dama ne Pape Mayel comme da nga bëgg ma tëgg Yékini yaay fay 2e combat 3e combat 4e combat 5e combat Mbaye Diouf moo bëri Yékini 2e combat 25000 laa ko fayen xam ni yàgg naa dégg daali ci làmb Yékini non seulement keroog muy bëreeg Salloo dama ko faral parce que xami qualité am mu daanu ma ne ko daanu nga ma yow laa faral ñëwal Ndakaaru soo dikkee Ndakaaru kenn mënul tee làmb ji fanaan sa loxo bu doon ñaari fan. léegi bi mu bëree ba nekk roi des arènes bi mu ñëwee Ndakaaru di wane boppam ba 2004 mu nekk roi des arènes nga ne gars yi am nañ problème dana yàgg ci moom wala yaakaaroon nga ne du yàggee noonu ci moom comme ni mu yàggee. dama leen daa wax ne leen bukkib timis la ku ko dàq ci sa gétt day dellusiwaat roi des arènes à part Manga téye bi mu ko téye kenn mësu koo téye lu yàggee noonu Manga rek a téye roi des arènes pendant 10 ans kenn daanu ko ba Manga bàyyi làmb ba dellusiwaat Yékini téye ko moom itam presque fukki at yoo xam ni kenn mënu koo jël ci moom ndaanaan yëpp mu daan leen parce que qualité bëri Yékini mësul yenu combat lu combat 10 Yékini du ko yenu
combat bu ne xam na lim laaj xam na lim war a def bu jotee. waaw combat bu nekk. xam na lim war a def bu def ba jotee xam na la combat ba laaj. ci 5 combats yi nga wax ni soutenir nga ko ci est-ce que nga mas nga koo soutenir ba sentir ne kii mystiquement jàpp nañ ko. non benn combat rek laa gis ni am na du ma tudd parce que mais am na benn combat bu ma sentir ni jàpp nañ ko parce que combat boobu dafa niil mais combat yi pour Yékini ñu jàpp parce que Yékini ak Manga ñoo yem boo leen jàppee ci gàllaaj doo ko xam ndax ñoom boo leen jàppee dañ koy xam soo leen waree jàpp dañ koy xam loo tax nga xam ni mbër yi am na ci ñoo xam du ñu ay mbër. Manga ñaari combat yi nga xam ni dañ def ci daanu bu ci nekk xam nañ ne day daanu. muy kombaam ak Tyson ak kombaam ak Tubaabu Joor yépp xam nañ ne Manga day daanu waaw benn combat rek lañ ko gemb boobu maa ngi ci cumikaay li muy kombaam ak Nguer 81 waaw boobu Manga ngi dëkk Fass di gemboo kër Ngor Jéen combat boobu moom laa faral parce que man Papa Kan Caare laa doon supporter mais Manga bés bi muy bëree Nguer keroog laa ko faral kere bi ko Nguer daanee ba ca ëllëg sa la war mobilette ñu yebal ko ci man mu ñëw fekk ma kër dollar 81 ñu ngi ko daan dimanche mu ñëw ci dibiteri bi midi yor mobilette booba mobilette la yor sol blouson bu xong ni ma dañ ma boole ak yow ni ma naa ñëw seet si la nga jàppale ma ak benn jigéen bu ñu wax Adja Ndiolé Ngom ndax da ngeen maa supporté te xamul leen ma ak ku ñu wax Dame Ndiaye boobu mooy Dame Ndiaye naa ko yàlla na yàlla yokk ay leeram. Manga 81 la lendemain defetam ak Mor Nguer laa ànd ak moom ba kër muy tekki ngem bu jël bu mu bëre xam naa ni muy daanee. kon am na solo comme wax nga ni ànd nga ak moom ba ni muy tekkee ngembam demoon nañ ba benn instant ñu ni am na sëriñ bu ko waxoon làmb ji mu ngi jeex arrêtéel Manga arrêté wul ba ci nee na ci wax nañ ñu ni ci la defee après benn soog ñëwaat ñu koy daan rek. loolu bi mu amee toqoon na sa nopp wala toquloon ci sa nopp. waaw xam nga làmb bu fekkee dafay jeex ci yow wala dogal bi ñëw parce que daanu mënta ñàkk waaye da ngay ñaan lu mu soree bi mu àndeek papaam accidenté moo doon dawal yor R12 am yàlla dogal bi am mu am ci ay blessures yu metti mais gaynde la Manga jàmbaar la gaynde la. ñaari accident yi tegaloo boobu ñaawoon na njortu ci ni ñaara am war na bàyyi dogal bi ñëw na wala jàpp nañ ko ndax boobu jamono ub na làmb ji daan na ñépp li Manga def ci làmb benn mbër rek laa gis mu def lu ni mel Balla Gaye 2 Manga dafa daan ay moroomam ba ñu jeex mu ñëw daan ay magam ba ñu jeex mu am ñeneen ñu feeñ di ay rakkam mu daan leen ba ñu jeex mu dellusiwaat daan ay magam soo ko xoolee Manga dafa bëri ak Boy Palmeew premier grand combat am ci àddina 6000 lañ ko fay Alaaji Cheikh Jóoba doonoon mën a seem sunu baay yàlla na yàlla guddal fanam bëreeg ku ñuy wax Assane Baye Faali bëreeg Sele Jéey bu Caaroy Géej bëreeg Ndaata bëreeg Mbiita Njaay bëreeg Balla Gaye 1 Assane Diouf ñu niil revanche mu dóor ko mu daanu fii ci stadium Iba Mar Diop bi mu daanee gaa yi ba ñu jeex mu roofu nag dugg ci mag ñi dajeeg ay Alioune Fall ñoom ay Alioune Sey ay ñoom ku mel ni ñoom Mayoro Fall ñoom Papa Diop Mohamed Ali Mor Fadam yaa ngi dégg parce que Manga am na ñu bëreel ñoo ko jiitu ci làmb mais daf leen a jëkk siiw xam nga am na ci ñu bari ñoo xam ni ñoo jiitu Manga ci làmb mais Manga leen jëkk Manga def leen gënoon siiw moo tax ñu defar nekk ku yàgg ci làmb la dafa mag te fekk du woon mag yaa ngi dégg bëri nag ak ndaanaan yooyu yëpp Ousmane Ngom ñoom yaa ngi dégg Double Less ay Balla Gaye 1 Tubaabu Joor ñoom ñii bëri naa ñoom 3 fois ñii 4 fois ñii 2 fois ñii 3 fois ñii 4 fois ba làmb jeex mu bàyyi parce que boobu bi muy bàyyi non seulement amoon nañ signe ci ne war na bàyyi mais boobu écurie Séréer Ibou Nafa ñoom taxaw nañu Ambroise Sarr ñoom Aline Diouf ñoom Ibou Diop xele yi mais bi mu bàyyee làmb rupture am bu metti ñu xam ne gars yi Tafa Gueye dikk rangale leen daan leen bañ jeex ñu ne ko dellusiwaatal.
signe boobu noonu nga wax dama ciy des ak yow signe bi nga xamante ne sëriñ defaloon na leen ko ni ko làmb ji mu ngi jeex booy tëkkale sëriñ yooyu noonu ak sëriñ yi est-ce que différence dana am. ah non non bokkul parce que xam nga ku ne ak li ko yàlla may mais sëriñ yi yaas amoon. ñu dem ba gis ni sa làmb mu ngi naqari. sëriñ yi yaas amoon yooyu sëriñ dañ lay wax ne dinañu la samp nangami at bu jeexee dañuy xam ne jeex na. Joomaay dafa sampoon mànga ak benn saltige bu ñuy wax saltige laa ndebaan teew bu mu ngi dëkk boo fa puupu yi ci jaxaaw waaw ñooñu jaraaf laa ndebaan teew ñëw naa néegam 2 heures du matin mu ni ma wuy wi ci laa def sa waa ji feeg wuy wi daanuwul du daanu waaye saa bu wuy wi daggee ca kaw wuy wi fa mu ko takk su fa daggee daanu ci suuf rek mu ne làmb ji jeex na loolu moo taxoon ñooñu ne ko làmb ji jeex na parce que dañ koy assurer ne ko fukki at doo dégg muñal Manga Sel mooy benn champion bu def roi des arènes bëre 58 combats mës ñu ko dóor mu daanu musul dem ardo bëri na ba bàyyi bëri kenn musul dóor Manga mu daanu musul dem ardo Sel champion bu def loolu keneen koo ma tuddal ma ne yóbbu nañ ko ardo juróomi yoon wala dóor nañ ko mu daanu wala bandoone na waaw. am na solo comme ni ma la ko laajee ci Yékini noonu laa la koy laajee ci Tyson comme ni nga ko waxee ni yow yaa ko njëkk a fay 150 000 mu bëre moom tamit mu ñëw reñe wane boppam ba 2000 ci la daanoo première défaite am Tyson 2000 nga ko doon xaar ci digganteem ak Bombardier wala yaakaaroon nga ne dina bëri lu mat 10 ans du daanu. non bi muy bëreeg Bombardier xam naa ni day daanu xam nga Tyson maa ngi koy ñaanal yàlla may ko gudd fan gu ànd ak wér bu caaxaan demee dëgg des tey su mbër ñi mee taxaw di laaj 15 millions ak 20 millions 50 millions Tyson la mbër yëpp war a gërëm parce que àddi noonu la ko yàlla dogale li may wax ni Youssou Ndour musiciens yu bare bu ñu xamee tey organisation ak méthode Youssou Ndour leen ko jàngal parce que man fi la ma fekk Youssou Ndour premier morceau Miami fekke naa ko fecc naa ja mu ngi may dégg sama rakk sama xarit ma di ko ñaanal di ko wax ni teraanga yi ci tabaski gi ñëw na teraanga yi ci gàmmo gi yépp nga yónnee ma ko Mara Dieng jox na ma ko maa ngi ñaan sa alal li ci des yàlla na ko yàlla sunu borom mottali boobu jamono Tyson xam nga mbër bu daanee mbër yépp bañ jeex soo ubbee làmb dootoo def lu tax nga daanu rek ngay def waaye Tyson dafa ñëw ub làmb ji rab parce que boobu jamono daan Manga lu difficile la te boobu Manga mbër mu ko daan ay defet ngay xaar parce que dafay mbër moo xam ni jàmbaar la woon yaramam màndi woon na gàllaaj te champion saa boo ko daanee mën ngaa daanu am na ñoo xam ni heure boo leen daanee dootoo dégg félicitation loolu garaaw la nag dañ koy def ci làmb mais bi muy bëreeg Bombardier parce que làmb ku ci yàgg ku la man fekk la ci maa ko jëkk a tëgg Bombardier maa ko indi ci làmb ji mi ngi may dégg maa dikk somoon guddi gis ko mu bëre aw fas bu jar 15000 lañ ko tegal mu daan Balla Beye 2 daan ñoom Ibou Diop ba gaa yi jeex ma nuyoonteeg moom ne ko noo tudd mu ni ma Serigne Dia yaayam ji ko jur mi ngi may dégg papa ma ngi may dégg moom mi ngi may dégg parce que maa ngi ak élément bi nga xam ni moom laa jëkk a interviewé waajuram booba tefes la ñu dëkk ak élément bi nga xam ni ci laa interviewé papaam ak élément bi nga xam ni ci laa ko interviewé maa ngi ak élément bi nga xam ni ci rajo Sud FM kere bi nga xamante ni yaayam ne na may naa la ko àddina ak alaaxira ndax maa ko gis guddi ànd ak sama mag Gaston ne ko am na champion ma gis bu feeñ Petite Côte nañ dem seetaani mbapat ma kere suma 505 non man bi ma àndee man dong laa taal suma 505 mais bi nuy dem maag Gaston R5 2 porte la Gaston yor nu ànd dem ci guddi gi seetaani làmb ko Gaston ko am mérite ci làmb la ci guddi gi Bombardier daanaat gaa yi bañ jeex jël fas wi Gaston ma ne ko jëlal maa téye ci loxo Gaston ne ko kii mooy promoteur bi tëgg làmb ñëwal mu tëgg la mu ne ko noo tudd mu ne ko Serigne Dia le nom de Bombardier mi ngi jógee ci Yéri Jaxate Bombardier booba dafa ñëw li indi Bombardier Serigne Dia la tuddoon tout court dañ ko jox Manga 3 mu daan ko Bombardier Alaaji Nger ñu ne kii de day bombarder rek lii moo indi turu Bombardier Bombardier nag bi mu ñëwee ñu gis taay bi mu indi ak fit bi mu indi ak doole ji mu indi ak mën a bëre gi mu mën a bëre ñu xool ne bëreem ak Tyson déggoowuñu seen bëre déggoowul dafay mbër yoo xam duñ déggoo dóor mu daanu bi sax man gis naa ko lu yàgg wax naa ko gaa yi fii ne leen combat bi ci kaawoo lay jeexee
noo gis Serigne la ko wax wala nga koo gël. non dama xam ni dama xool tànk bi Tyson di teg ak tànk bi Bombardier di teg parce que li Tyson bëgg Bombardier du ko def Tyson bu ngeen dee bëree léewtoo nga nekk ko mu xool la daf lay xob su la dóoree nga toog mbaa nga fëx jàpp ko mu dóor la mboot parce que moo la sut relance wala mu daw tatafu la bu la wañaaree kenn mënul tee nga daanu te Bombardier du ko may loolu bu arbitre soufflé def ko naan nañ dem àllaaxira da koy fetal. salaamaaleykum man Modou Lo maa ngi jox ñëpp rendez-vous diggante xoyantaan ak Baye Mandione ci Gambie ah. mu ne tël Gamba jàkkaarloo ak moom dina xam ne golo du kañe de. yow xamoon na Ndione Simbu gaynde la dama lay laaj rek yow xamoon na Ndione Simbu na. ba léegi da koy def. ah déet xaw ma di jaar na ci di. man xamal ma ci intéressé na taxaw nekk doomu aadama rek en tant que loxo noo bëgën baal bët gémmi leneen li ci des ay détails intéressé wu ma. man xam nga lan laa xalaat ñu bëree ba pare mu ñëw faama